asalaamaaleykum mbokku jullit yi mbokku taalibe yi ak képp ki nga xam ne rek yow yaay safoo bernde ñu ñëwaat ak yéen ci seen émission tey nag dañ leen di indil supp boo xamante ni pour ndogu la dafay baax loolu nga xam ne moom la ñuy jiital avant ngay lekk lenn pour loolu nag tey jii dañuy soxla li may def rek supp bu yomb la te gaaw damay soxla li nga xamante ni moom mooy petit pois donc supp petit pois ak lay do pois chiche laa bëgg a wax suppu pois chiche lay doon ak ay légumes ak yooyu ku am sa ndawal mun nga ko ci sànni man tey dinaa ci sànni tuuti rek mu nekk boulette laa koy def donc mu ngi nii ma am tuuti viande hachée soxlawul muy bare donc ma am fii lardon bu nag laa yore fii ku boo ko amulee mun nga ko omettre wala nga def saucisson à la place nga dagg ko ay dés dinañ soxla aussi pois chiche boo am man bi ma am nii nekkul sax bi nekk ci pot yi mais en fait bi mooy bi nga xam ne da nga koy def goûter dañ ko baxal ba pare après daal di koy lakk ci four bi donc dafay nooy na ba pare léegi dama ciy defaat ndox rek pour mu gën a nooy dinañ soxla aussi li nga xamante ni mooy oignon vert wala poireau voilà dinañ ko soxla dinaa soxla fii tuuti tomate fraîche laa jël dagg ko ay dés ma am kaani boo xam ne dama koy tëmbal comme koor gi la bugguma di def kaani noonu dama koy tëmbal rek ci biir comme ça ku bugg jël dinañ soxla carotte yoo xam ne dama ko dagg en cube ku nekk nu la neex nga koy daggee ma am fii aussi poivron yoo xam ne dama ko dagg ak soble donc pour suñu épices yi nag voilà dinañu soxla feuille de laurier dinaa soxla ail mu nekk garlic dinaa soxla aussi curcuma mooy turmeric ku ko amul it's not a big deal ma am fii tuuti ginger en poudre dinaa jël bu ginger doom bi aussi def si naa soxla aussi onion powder mu nekk oignon en poudre lii tuuti genre kaani la mais saful quoi juste rek pour relever goût bi ma am fii cumin muy cumin moom laa yore fii donc ma daal di am fii li nga xamante ni mooy chou-fleur yi nga xam ne dañ ko dagg ko ay genre carré yu ndaw donc loolu c'est pour ki nga xam ne bëggul utiliser pomme de terre soo amulee chou-fleur bi pomme de terre ngay def man bëgguma def chou-fleur moo tax pomme de terre moo tax parce que li ñuy nar a boole ak lekk bi moo tax ma wàññi loolu donc ñu soxla laaj suñu sel ak mélange d'épices dinaa soxla aussi tuuti huile indiwuma ko mais dinaa ko soxla donc sans plus tarder duñ def rek lu du ànd ak yéen ci wàññi bismillah voilà gis ngeen fi mu nekk nii dañuy daal di ñëw commencer def gaaw suñu ingrédients yi donc damay daal di def li nga xamante ni moom mooy huile d'olive wala huile bu la neex rek man damay jël huile d'olive bu léger bi donc daal di siy def lu tolloog benn kudd bu mag muy 1 tablespoon donc moom laa si def nii mi ngi nii gis ngeen nu mu doy bariwul donc benn kudd cuillère à soupe lay doon léegi ma daal di ñëw def directement yi nga xam ne moom laay sauté donc muy oignon yeeg suñu kii bismillah voilà donc gis nga togg bu gaaw a lay doon incha allah supp yi dafay neex a jiital daal voilà donc boo xoolee dafay bëri nutrition yi nga xam ne nutriments yi nga xam ne ñoo ci nekk donc am na ay vitamines donc mu ngi noonu nga xool bu ñu waxee pois chiche dafa bëri fibre muy fibre donc loolu aussi daf lay téye lu yàgg donc mu nekk loo xamante ni moom la ñuy defaree hummus yi par exemple donc yow da ngay jël rek daal di commencer sauter nii légèrement bu ko defee ñu bàyyi ko ay 1 à 2 minutes après ñu daal di ñëw njulug léegi nag su la neexee nga njulugee ndox wala nga njulugee soo amee bouillon yoo xamante ni yow yaa ko defaral sa bopp ci biir kër gi moo xam bu végétal la maanaam nga toggoon tey ji jël ba ginaar baxal ko ba mu bax liquide boobu noonu nga jël ko njulugee ko mais man tey awma loolu dama koy def nii rek ñu simple nii
bu ko defee nga xam ne ñëpp si mën a am accès incha allah. Voilà donc damay jël quelques si suñu kii yi épices yi ma daal di koy def leneen li ma réserver ko pour li nga xamante ni moom mooy dem ci li nga xam ni moom mooy suñu kii bi suñu viande hachée bi bismillah. donc damay wàññi nii voilà. Voilà ñu ñëw njulub bismillah. gis nga nii laay def daal di ñëw def sama mélange d'épices def sama sel ñu bàyyi ko muy mijoter ndànk-ndànk. def naa sel ñu def tuuti mélange d'épices voilà. donc nii lañ koy bàyyi muy def ay bagaasam ba baa ñu siy def ndawal li incha allah. voilà suñu aay baa ngi nii dama ko fàtte woon donc ñu def ko léegi daal di wàññi gaz bi nag pour muy bax ndànk-ndànk parce que fi mu nekk nii liñ soxla pour mu ñor mooy rek légumes yi noonu mais après dañuy daal di ñëw def pois chiches yeeg bagages yooyu noonu en attendant nag ñu commencé daal di defar suñu kii bi suñu viande hachée bi. comme ça ñu mun see jublu incha allah. voilà donc dañuy daal di ñëw rek def suñu assaisonnement yi donc aay mu ngi nii bu am poivre bi ñu am fii suñu restant mu nekk curcuma ginger oignon en poudre ail en poudre ak tuuti kaane bi voilà moom la ñuy jël daal di koy def suñu mélange d'épices bismillah. daal di ñëw damay dagg tuuti ci kii bi oignon vert bi comme ça ñu def ko ci. voilà desitu poivron ak tuuti oignon bi ñu daggoon bi sànq moom laay jël rek daal di koy tojate def ko fii bismillah. dañuy mel ni kuy defar kofta kese la ñuy def dañ koy xaw a mokkal tuuti mélanger ko ci biir. voilà donc ñu daal di ñëw mélanger ko dinaa ci def tuuti diw parce que kii bi boo xoolee 10% matière grasse kese moo ci nekk graisse 10% donc il faut ma def ci tuuti tuuti diw comme ça mu mun ma ko mu jox ko goût mais aussi ma mun ko mélanger parce que duma ci def ay chapelure ak affaire yooyu noonu moo tax. voilà donc ñu daal di ñëw commencer boulettes yi nag yooyu yaay xool nu mu la neex mu doy man damay def yu xaw a yem nii rek mel ni comme ku doon defar jaga mais mu gën a dijji tuuti jaga quand même waaye du doy ni boulette tamit. voilà ku bëggul kii ku amul ndawal mun nga ko bàyyi nga def ko version végétarienne mu nekk noonu moom kese parce que dafa nekk supp yi nga xamante ni dafay dimbali waate ci côté digestion tamit donc baax na bu ngeen xoolee antioxydants yi ñu ci def yëpp muy maanaam jinjeer yi cumin yi ak yëf épices yi daal laa mun a wax ak tamit li nga xamante ni moom mooy pois chiche bi nga xam ni dafa fees dell ak nutrition donc loolu noonu day nekk xaalis soup maanaam soup boo xam ni dina feesal sa biir nekkul loo xam ni day oyof ak bagage yooyu noonu déedéet mun nga ko moom ci boppam mun na nekk reer mais ñun dañuy am toujours tendance di ko am leneen luñ koy booleel aussi pour ki nga xamante ni par exemple tey ji supposons tey nga bëggoon togg je sais pas salade lu oyof daal mun nga ko jël nit ñi njëkkee ko ubbi seen biir ba pare après door a dem ci reer bi loolu du ñu am impression que ni dañoo xiif wala lekk bi dafa oyof déedéet dina leen tee te du nekk loo xam ne da nga koy lekk ba pare mu lay tere maanaam ki nga xam ne dafa bëgg a naafila yu gudd wala def yeneen xeetu jaamu yàlla ci guddi gi mu la koy tere parce que boo lekkee ba sa biir fees loolu lay def dafa lay indil tayel donc loolu noonu ñu bàyyi ko xel aussi ci yi ñuy lekk yeeg yooyu.
voilà ñu yeggali rek après ñëwaat ak yéen moom duñ ko saaf sax far dañ koy tëmbal daalaale voilà donc gis ngeen dañu bàyyi donc ay 10 minutes gis nga supp bi en 20 minutes normalement mun nga am sa supp pare laa lay wax nii surtout que su fekkee ni kii bi dafa ñor ba pare boo chickpeas yi donc damay ñëw rek tëmbal bismillah ndànk rek lañuy def comme ça du tas ngeen xool defuma ci chapelure defuma ci farine defuma ci nen defuma ci dara ni mu naturel noonu laa koy def ci biir bàyyi ko nga xam ne da ngay sentir guubu ndawal bi donc lii nii mun nga ko def soo amee desitu ginaar nga fejet ko def ko ci biir su fekkee ni ndawal la aussi nga dagg ko ay dee yu ndaw tamit mun nga ko def bu ko defee yooyu yëpp ay option la quoi yoo xam ni nit ki mën na ko defaral pour waa këram donc ki nga xamante ni par exemple moom dafay utiliser xaaral ba may yegsi ci kii ci chickpeas ma ñëw ci pois chichi incha allah ma ñëw ci loolu gis nga dañuy def ndànk rek voilà donc moom la ñuy xaar mu ñor ndawal li rek la ñuy xaar fi mu nekk nii parce que dafay gaaw a ñor d'autant plus que yu ndaw la voilà pois chiche baa ngi nii dama koy defaale ci biir mu daal di def donc li ma doon wax sànq mooy man bi ma am nii li ma leen waxoon ci début ba bu ñu baxal ba saaf ko ak yooyu ñun dañ koy lekk noonu kese sans boole ci dara dafay neex pour goûter quoi su fekkee bëggoo lekk ay chips affaire yooyu option bu gën a baax mu ngi nii donc te lu la neex ngay def ci biir bu la neexee soo paree nga def bu salé walla bu sucré bi salé la donc damay daal di ñëw ki nga xamante ni par exemple moom amul yii nii bu wow bi la am voilà moom li muy def mooy petit pois chiche secret bi mooy da nga koy xooj la veille bu ko defee nga xamante ni supposons nga ne da ngay suba nga koy togg booy tëdd ji nga def ndox rek daal di koy xooj nga xam ne soo yeewoo le matin dina nooy quoi su fekkee ni loolu yëpp defoo ko da nga ko fàtte dernière minute nga décider da ngay jël ndox bu tàng da ngay baxal ndox ba mu tàngal ndox ba mu bax du moins nga daal di koy jël sotti ko ci petit pois bi léegi daal di koy upp noonu bàyyi ko boo ko bàyyee 1 heure de temps nga gis mu commencé di nooy ak def ay affaire am donc nga bàyyi ko noonu pour 1 heure jëm 2 heures de temps di nga ko mun a togg quoi léegi nag ki nga xam ne dafa xoojoon moom veille bi su paree dafay daal di ñëw baxal ko donc boo ko baxalee moo tax booy defaral benn yoon lu bari baxalal nga daal di jël li nga soxla leneen di nga congeler ko nga xam ne chaque fois boo ko soxlaa da ngay ñëw rek génnee togg doo fa nekkati di xaar muy nooy ak yooyu donc dañuy def ci biir bismillah quantité bi nag c'est selon votre préférence personnelle yow yaa xool naka nga ko bëggee ndax da nga bëgg bu bari walla lu tuuti yow yaay xool rek voilà donc damay bàyyi nii ba mu def ay affaire am ba ci kanam donc ñuy door a def kii bi ki nga xam day def pomme de terre day defaale pomme de terre léegi moom aussi mais man comme kii bi laay def chou-fleur bi damay bàyyi ba nga xam ni ñor na ba nga xam ni daanaka damay fay gaz bi ma door a def chou-fleur bi comme ça du tas ci biir daal parce que damay bëgg toujours mu am bët daal soo koy lekk nga am looy yëy au lieu de mu nekk purée noonu. gis ngeen damay defaale suñu oignon vert bi walla poireau pour ki nga xam ne poireau la am. ci booru fin bi dinaa ci xëy na def tuuti kii rek citron pour ki bëgg daal. voilà ki nga xam ne dafa utiliser lardon mun na ko ci def léegi bismillah comme ça goût yëpp duggante bu baax a baax. supp bi mooy façon yi nga xamante ni lu muy gën di toog muy gën di neex donc boo defaree da ngay defar lu bari denc comme ça beneen yoon da ngay ñëw rek tàngal. voilà gis nga. amul diw gis nga benn kuddu kii boobu ñu ci defoon rek la donc nii lañ koy bàyyi muy mijoter ndànk-ndànk ñu nettoyer après wan leen nag incha allah. gis ngeen damay defaale suñu oignon vert bi walla poireau pour ki nga xam ne poireau la am. ci booru fin bi dinaa ci xëy na def tuuti kii rek citron pour ki bëgg daal. voilà ki nga xam ne dafa utiliser lardon mun na ko ci def léegi bismillah comme ça goût yëpp
duggante bu baax a baax. supp bi mooy façon yi nga xamante ni lu muy gën di toog muy gën di neex donc boo defaree da ngay defar lu bari denc comme ça beneen yoon da ngay ñëw rek tàngal. voilà gis nga amul diw gis nga benn kuddu kii boobu ñu ci defoon rek la donc nii lañ koy bàyyi muy mijoter ndànk-ndànk. voilà gis ngeen suñu supp bi pare na donc yooyu yaay xool su la neexee mu gën a dang wala mu ndoxe man dama bëgg mu ndoxe nga xam da ngay naan ñeex bi ci boppam daal donc mu ngi nii après dañuy ñëw commencer dindi dès à présent suñu feuille de laurier yi boo ko gisee rek jëndee parce que fi mu nekk nii damay daal di ñëw def ki nga xam ne par exemple voilà xaaral sa bala may wax loolu ki nga xam ne dafa bëgg mu dang bu ko neexee moom mun na daal di jël li nga xamante ni moom mooy maïzena wala farine daal di koy xóoyal def ko ci mais man loolu yëpp bëgguma ko ci gis nga mi ngi nii ou bien tamit bu la neexee mun nga ci def lait moo xam bu coco la moo xam bu fekkee crème écrémé la lait écrémé wala même fromage à tartiner soo amee tuuti rek nga def ko ci juste pour mu xaw ko dangal mais ñun tey nii lañ koy def ma daal di ñëw def sama ingrédient bu mujj comme ni ma leen ko waxoo woon rek daal di ci sànni citron bi aussi voilà gis ngeen pomme de man remplacement wu pomme de terre mu ngi nii voilà mi ngi nii ku nekk rek yaay xool li ngay def quantité bi gis nga rafet ba bëgg a dee donc léegi ma ñëw jël sama citron voilà tuuti rek lay def la ñuy def ci citron pour ki nga xam ne tànte na ko mu ngi nii bismillah voilà lu tolloog benn kudd bu ndaw wala su fekkee da nga bëgg beaucoup plus de citron mun nga dolli aussi pour xaw ko foroxal tuuti léegi ma daal di ñëw def suñu ay herbe pour ki nga xam ne am na ko man dama jël persil ak aneth bismillah moom laa fi yore donc moom laa ci sànni nii nga xam ne daf koy jox fraîcheur léegi nag ma daal di fay sama gaz gis nga da lay jox genre xeetu xarira te ba léegi bokkul sax laa lay wax nii bii dafa neex ba nga xamante ni macha allah gis ngeen couleur beeg yooyu munoo ko gis te du la kii du la tenter donc mu ngi nii après incha allah ñu daal di ñëw wan leen ñun nu ñuy taajee. voilà gis ngeen li ma def fii man dama foogoon ni taal daa sama lii donc dama def kii bi chou-fleur bi moom moo nekk noonu ngeen seen ko. voilà gis nga nii ma daal di jël sama citron liquide daal di siy def quoi lu tolloog ñaari kuddu yu ndaw après ma daal di jël aussi suñu persil ak aneth bi moom laa jël daal di ciy def si biir parce que moom laa am ku amul aneth par exemple nga am persil kese mun nga ko def soo amee naana menthe aussi mun nga ko def parce que day kii fraîcheur rek donc je disais tantôt que ni bu fekkee ni par exemple dafa am koo xam ni moom dafa bëgg affaire yi dang supp bu dang mun na jël par exemple xóoyal tuuti farine wala maïzena mu daal di ko koy laaxee tuuti rek pour mu dang man sama bos duma ko def baax ne nii léegi wala aussi soo ko bëggulee mun nga def tamit soo amee fromage à tartiner nga dagg ci lu tolloog benn wala ñaari kuddu yu ndaw wala yu mag ça dépend ci quantité bi nga defar nu mu toll donc nga daal di koy jël def ko ci biir bu ko defee boo ko yëngalee suy seey mu daal di koy dangal aussi tamit beneen option bi nga xamante ni loolu mun nga ko ci dolli mooy bu la neexoon tey jii nga def ci lait de coco wala nga def lait écrémé wala lait crème double voilà nga def ko aussi donc mu ngi noonu léegi suñuy kii pare na dañuy fay gaz bi daal di ñëw nag dem wan leen nu ñuy yàkkee incha allah. waaw kon nag mbokku jullit yi mbokku taalibe yi ak képp ki nga xam ne rek yow yaay safoo bernde seen soupe mu ngi woon nii neex na ba fu neex yem macha allah gis nga lii boo ko commencé damay ragal li ma dal leen quoi donc au lieu ngeen reer soupe bi ngeen di topp ba mu mujj nekk seen reer te du yàq dara parce que consistant na et tout mais neex na dama leen di teel a avertir su ngeen amee lait de coco je vous conseille ngeen def ko ci aussi parce que daf ci neex tamit loolu donc tey jii nag émission bi ñu ngi koy jox suñu sister Yebe Silla Khady Gassama Aminata Sall Déthié Konté ak Ndioba Sarr ñu ngi la koy jox Marie Ndoye Aïda Ndiaye ak suñu sister Caroline
Ndoy moom tamit ñu ngi ko koy may di leen wax ni bu leen fàtte di partager vidéo yi di ko liker mais aussi su amee kuy seetaan te abonné wul bu mu fàtte abonné te bu abonné mu appuyer cloche bi comme ça à chaque fois ñu dugal dara mu mun ko notifier di leen jox dig daje ba beneen ak beneen xeetu recette di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullah